diggante 2009 ak 2021 conseil municipal bu Mbour réalisé na ay tali ngir rek maanaam fexe ba maanaam circulation bi ci diwaan bi Mbour ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi mën a doxe ni mu waree li ñuy woowee amélioration du cadre de vie. mën nañ ci lim lu ci mel ni route Diogoye Basile Senghor route Saly Ñax-Ñaxal route Saly Arrêt Gounass route Moussante école 3 route Darou Salam croisement Kaolack route Dioutou Joal pont 14 route Cimetière Liberté. ginnaaw loolu aussi ay bouche incendie ndaxte xam ngeen ne li nga xamante ni moom mooy ay lakk léeg-léeg rek mu am te sapeur pompier daan ci am ay jafe-jafe moo waral def nañu bouche incendie ñaar ca marché central marché ñetti mbaar benn marché Diamaguène 1 marché Ngelaw 1. éclairage public bi jàpp nañ ne ci Guy Mouride 2 teeru Mbaling zone Sonatel extension Guy Mouride 1 ak 2 li jëm ci wàllu ndox aussi extension am na ci quartier périphérique yi lu toll ci 17 kilomètres Guy Mouride 1 2 Sanc ak Golf zone Sonatel extension ndox mi dem na fa Falokh Mbour sant yàlla bay dëkk Liberté teeru Mbaling Liberté extension. projet de réhabilitation bu hôtel de ville bu mairie jamono juñ toll ni mi ngi à 80%. projet d'édification aussi benn centre d'état civil secondaire ñoom ñu ngi ci phase étude ginnaaw loolu am na ay salle de classe yoo xam ne def nañ ko ca fi nga xam mooy école élémentaire bu Diossé Est remise de fourniture scolaire yoo xamante ni dañ koy joxe léeg-léeg ay valeurs yu toll ci 35 millions réalisation maternité bu Chaden réalisation poste de santé bu Diossé Est ONCAT poste de santé bu Diossé Sud don de matériel médical ci centre de santé ca hôpital Thierno Massoul Baro ak ay consultation gratuite yoo xam ne am nañ ko ci wàllu sport mën nañoo jàpp it réfection bu pelouse bu stade Caroline Faye ak achèvement bu centre culturel à l'E3C ay action sociale aussi dañ koy def di jàppale ñi nga xam ñooy néew di doole ñu ko tuddee ko secours aux indigents ak subvention ci lieu de culte muy maanaam jàkk yeeg yu mel noonu ak participation au septembre Mandeng loolu diggante 2009 la jàpp 2021 ci magistère ki nga xamante ni moom mooy El Hadji Fallou Sylla. yaakaar naa ne sama bilan waa Mbour lañ ko war a laaj ne xam nañu ko li xew léegi ci réew mi nag ñëpp xam nañu ko def récupération da ngay liggéey ba pare nit ñëw ne maa def lii ñii maa def lii dama ne fii ku fi def xam nañu ku fi deful xam nañu. fii buñ ma jàppale woon liggéey bi dana passé fii waaye loo fi gis man mii maa ko def ak sama équipe municipale dégg naa leen ñu wax tali yi di wax ay tali yu pakaseen a ko fi def ak tali yi kii ko fi def pakaseen am na lu mu fi def li tax mu def ko fi man maire Mbour Cour des comptes moo ne Fallou Sylla liggéey bi mu fi def moo jël deuxième du Sénégal moo tax ñu jox ma 4 milliards 70 millions xaalis boobu maa ngi ciy liggéey. tali yu bari yi fi am nag ci fonds propre maire yi la maire yi moo jël tali xaalisam def ci ñu liggéey tali yi lamp yi waxi nopp fii ba nga xam ni booy gën a Mbour zone Sonatel fépp def nañ fa ay lamp def nañ fa ay lamp foo xam ne sax nit ñi dëkk guñu fa ndox mi dégg ngeen ko fan yi ñoo fi dugal ndox am na ñuy wër dëkk bi ndox ni boo la ñu falee danañ la defal 500 mètres kii ak 5 kilomètres ndox ak yu kenn yooyu yëpp amul fii mais dama lay wax ne la ba ma fi ñëwee ba léegi tali yi may defar pakaseen kañ la tali yëpp ñoo ko defar li ci des mooy lamp yi nga xam ne ñu ngi koy joxe muy solaire yi def nañ ma ci lu ñaaw 2000 lampadaires lañ waroon def ñu indi ma 1100 li ci des kenn xamul fu mu dugg maa ngi ko topp ba léegi fii amul kenn ko fi jàpp wax nañu ko waxaat ko boo demee Géejawaay lamp yi dañoo bari ba ñaaw nga dem Pikine nga dem Saint-Louis li ko waral yëpp xam nañu ko ñi ñu war a jàppale ñoo ñu jàppalewul ba pare nag dugg ci dëkk bi ndax ñun ñoo ci def lii ñoo ci def lii am na vidéo yu firnde loolu ñiy wax ñoo fi def am na vidéo yoo xam ni ñoom ñoo ko waxal seen bopp ne Fallou Sylla jàmbar la li fi def yëpp moom mooy seet fu ko neex mu def ko fa ñoom ñoo ko fi indi ñun nag ñoom seen société léegi contrôle rek la fi nekkee muy ADM day contrôler seet ndax li ñuy liggéey baax na wala baaxul waaye amul benn dërëm bu ñu fi dugal dañoo bëgg mbir mi leer bés bu set ñu leeral ko bés bu set ñu dugg ci campagne bi di wax nit ñi kenn mënatu leen a nax. waaw dañoo ñëwoon fii tey jii parce que PACASEN bi mooy programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal nga xam ne président Macky Sall moo ko tëral pour jàppale gox-goxaat yi si bu mu tëralee acte 3 de la décentralisation te ADM di ko déroulé dañu nekkoon def ay équipe di wër Sénégal si 14 régions yi def ay tournées équipe bi nga xam ne nag moom moo nekkoon région de Thiès
moom moo xooloon ne am na à Thiès commune Thiès yi am na benn bu ñu si waroon xool ay chantier mais si biir région bi tamit ñu identifié woon si Mbour pour xool tamit ay chantier li nga xam ne gis nañ ko fi nag mooy contentement bu rëy parce que tamit c'est le lieu ñu remercier féliciter monsieur le maire depuis bi projet bi di commencé biñ koy bind ba tey amul réunion buñ convoqué boo xam ne moom en personne ñëwul te gis nañ ne tamit conseil municipal bi mu ngi koy accompagner si loolu tey jii biñ fi ñëwee tamit gis ngeen ko mu ngi nii ñu ngi nekk si chantier bi chaque jour ñu ngi xool ñu ngi suivre loolu tamit daal nañu xel suñu xel bu baax parce que Mbour dafa bénéficier aussi enveloppe bu am solo muy 4 milliards 70 millions 4 milliards 70 millions yooyu maire bi moom mooy xool yan chantier nag la koy def mais bu ko defee ba pare ñun ADM dañuy ñëw di contrôler si ba xam ne foofu ñu ko def maanaam defin bi jaar na yoon ak ndax chantier yi ñu ngi dox si nu mu gën a waree. waaye biñ ko commencé def ba tey vraiment ñu ngi ci am mbégte mu rëy parce que biñ ñëwee fii tey jii gis nañ ne chantier yi muy tali bi nga xam ne waa Mbour yëpp soxla woon nañ ko tali bi mu ngi avancé bu baax te xam naa ne si kanam tuuti rek dañ ko mën a réceptionné bu ko defee diggante Mbour ak Saly kenn dootul amati dara loo xam ne ni daal di nga ko si wax. ñuy félicité vraiment ñi si jàpp ñëpp AGETIP mu ngi si mission de contrôle bi ak waa ADM yi nga xam ne tamit chaque jour ñu ngi si terrain bi pour ànd ak monsieur le maire équipe am pour que travaux yi ñu mën koo réceptionner si nu mu gën a gaawee. waaw tey moom dañuy sant yàlla parce que projet PACASEN yàgg nañ koo xaar ñu ñëw waaye xam nga projet PACASEN ni muy àndal mooy dafa am ay conditions yoo xam ni il faut que maire yi doxal ko ba ñu xam ni lii li ñu leen santoon yëpp def nañu ko te loolu yaakaar naa ne bi ñu commencé conseil municipal bi ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi koy def bu baax di ci gërëm aussi waa ADM ndax ñoom aussi ñoom ñoo yore contrôle bi. te ñoo yore coaching bi de toute façon ñoom bi ñu ñëwee ñu ngi suivre tamit ndax toujours dañuy envoyé ay contrôle pour seet ndax maire Mbour li mu nekkoon doon ko def di ci liggéey pour am lii mu am ndax mi ngi koy continuer am déet te loolu aussi ñun loolu daf ñuy sawarloo ndax bu ñu xalaatee ne rek contrôle dina ñëw wala leneen a ngi ñëw daf ñuy gën a sawarloo pour liggéey bi gën a mën a continuer pour tali yëpp mën a jàll. waaw ñeenti milliards yi mooy li ma wax rek tali yi ñoom ñoo jiitu ndax dëkk moom pour nga changer xar kanum dëkk bi il faut nga defar ay tali ndax foo ko defar rek gis nga lépp day dox économie bi day dox commerce bi day dox ci tali yi la ñuy jublu danañu dugg ci ndox mi électricité bi ak assainissement bi yooyu moom soobee yàlla danañ ci dugg maire bi sax ngay gis maire bi 1926 la ba léegi dañ koy réhabiliter ñu defaraat ko joxaat ko gëddëm ni mu war a mel. tali bi nag gis ngeen ni ko ingénieur yi waxee léegi ak kii diggante bii nga xam ni moo raccroché ci Saly fii ak un mois 15 jours kooku yaakaar naa dañ ko livré bu ñu paree nag bi beneen tali bi ci des ñu continuer ko ndax voté nañu li fa war a dem ak lépp pare na day continuer du taxaw. diggante 2009 ak 2021 conseil municipal bu Mbour réalisé na ay tali ngir rek maanaam fexe ba maanaam circulation bi ci diwaan bi Mbour ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi mën a doxe ni mu waree li ñuy woowee amélioration du cadre de vie. mën nañ ci lim lu ci mel ni route Diogoye Basile Senghor route Saly Ñax-Ñaxal route Saly Arrêt Gounass route Moussante école 3 route Darou Salam croisement Kaolack route Dioutou Joal pont 14 route Cimetière Liberté. ginnaaw loolu aussi ay bouche incendie ndaxte xam ngeen ne li nga xamante ni moom mooy ay lakk léeg-léeg rek mu am te sapeur pompier daan ci am ay jafe-jafe moo waral def nañu bouche incendie ñaar ca marché central marché ñetti mbaar benn marché Diamaguène 1 marché Ngelaw 1. éclairage public bi jàpp nañ ne ci Guy Mouride 2 teeru Mbaling zone Sonatel extension Guy Mouride 1 ak 2 li jëm ci wàllu ndox aussi extension am na ci quartier périphérique yi lu toll ci 17 kilomètres Guy Mouride 1 2 Sanc ak Golf zone Sonatel extension ndox mi dem na fa Falokh Mbour sant yàlla bay dëkk Liberté teeru Mbaling Liberté extension. projet de réhabilitation bu hôtel de ville bu mairie jamono juñ toll ni mi ngi à 80%.
projet d'édification aussi benn centre d'état civil secondaire ñoom ñu ngi ci phase étude ginnaaw loolu am na ay salle de classe yoo xam ne def nañ ko ca fi nga xam mooy école élémentaire bu Coose Est remise de fourniture scolaire yoo xamante ni dañ koy joxe léeg-léeg ay valeurs yu toll ci 35 millions réalisation maternité bu Chaden réalisation poste de santé bu Coose Est ONCAT poste de santé bu Coose Sud don de matériel médical ci centre de santé ci hôpital Thierno Massoul Baro ak ay consultation gratuite yoo xam ne am nañ ko. ci wàllu sport mën nañoo jàpp it réfection bu pelouse bu stade Caroline Faye ak achèvement bu centre culturel à l'E3C ay action sociale aussi dañ koy def di jàppale ñi nga xam ñooy néew di doole ñu ko tuddee ko secours aux indigents ak subvention ci lieu de culte muy maanaam jàkk yeeg yu mel noonu ak participation au septembre Mandeng loolu diggante 2009 la jàpp 2021 ci magistère ki nga xamante ni moom mooy El Hadji Fallou Sylla. yaakaar naa ne sama bilan waa Mbour lañ ko war a laaj ne xam nañu ko li xew léegi ci réew mi nag ñëpp xam nañu ko def récupération da ngay liggéey ba pare nit ñëw ne maa def lii ñii maa def lii dama ne fii ku fi def xam nañu ku fi deful xam nañu fii buñ ma jàppale woon liggéey bi dana passé fii waaye loo fi gis man mii maa ko def ak sama équipe municipale dégg naa leen ñu wax tali yi di wax ay tali yi pakaseen a ko fi def ak tali yi kii ko fi def pakaseen am na lu mu fi def li tax mu def ko fi man maire Mbour Cour des comptes moo ne Fallou Sylla liggéey bi mu fi def moo jël deuxième du Sénégal moo tax ñu jox ma 4 milliards 70 millions xaalis boobu maa ngi ciy liggéey tali yu bari yi fi am nag ci fonds propre maire yi la maire yi moo jël tali xaalisam def ci ñu liggéey tali yi lamp yi waxi nopp fii ba nga xam ni booy gën a Mbour zone Sonatel fépp def nañ fa ay lamp def nañ fa ay lamp foo xam ne sax nit ñi dëkk guñu fa ndox mi dégg ngeen ko fan yi ñoo fi dugal ndox am na ñuy wër dëkk bi ndox ni boo leen ñu falee danañ leen defal 500 mètres kii ak 5 kilomètres ndox ak yu kenn yooyu yëpp amul fii mais dama lay wax ne la ba ma fi ñëwee ba léegi tali yi may defar pakaseen kañ la tali yëpp ñoo ko defar li ci des mooy lamp yi nga xam ne ñu koy joxe muy solaire yi def nañ ma ci lu ñaaw 2000 lampadaires lañ waroon def ñu ëñu ma 1100 li ci des kenn xamul fu mu dugg maa ngi ko topp ba léegi fii amul kenn ko fi jàpp wax nañu ko waxaat ko boo demee Géejawaay lamp yi dañoo bari ba ñaaw nga dem Pikine nga dem Saint-Louis li ko waral yëpp xam nañu ko ñi ñu war a jàppale ñoo ñu jàppale wul ba pare nag dugg ci dëkk bi ndax ñun ñoo ci def lii ñoo ci def lii am na vidéo yu firnde loolu ñiy wax ñoo fi def am na vidéo yoo xam ni ñoom ñoo ko waxal seen bopp ne Fallou Sylla jàmbaar la yi fi def yëpp moom mooy seet fu ko neex mu def ko fa ñoom ñoo ko fi indi ñun nag ñoom seen société léegi contrôle rek la fi nekkee muy ADM day contrôler seet ndax li ñuy liggéey baax na wala baaxul waaye amul benn dërëm buñ fi dugal dañoo bëgg mbir mi leer bés bu seet ñu leeral ko bés bu seet ñu dugg ci campagne bi di wax nit ñi kenn mënatu leen a nax. ñu jàpp ne jamono juñ toll ni askan wi ñoom seen bopp sax nee nañu tali yi bari na ci biir Mbour ak li nga xamante ni mooy éclairage public ba maanaam li nga xam ne mooy agression ak yu mel noonu wàññeeku na. quartier bi moom yàlla dafa def ku nekk xam ne quartier bi soxla woon na lu mel nii nit ki nag lu mu soxla boo ko defalee dalay ñaanal yàlla na la fi yàlla jàppale nga man di ko def waaye mbiru tali beeg courant beeg ndox meeg yooyu yëpp xam nañ ne Fallou Sylla fi mu teg population bi fort na parce que quartier bi fii pour nga duggoon ci quartier bi yombutoon mais ak tali bii ñu fi def xam nañ ne léegi dem dikk bi yomb na te ci loolu yëpp yàlla def na ci magistère Fallou Sylla lañ ko amee population bi nag bu dul kontaan ci di ko ñaanal ba pare ànd ak moom ci liggéey bi parce que ñun duñu gis dëkk di ko wëlbati dëgg rek moom mooy continuer mooy nekk dëgg. tali moom amal nañ njariñ ñun ñëpp ku ne xam na ne yoonu marché bi dafa métti woon ci ñun jigéen ñi soo daan dem marché pour nga am oto kenn gisul woon oto Dar Salaam fii mais tali bi mu ñëwee ba tey dañuy génn suñu buntu kër taxal tali bi jël oto dem foo bëgg a dem da ngay dem ndax tali yi moom wax dëgg sa yàlla tubaar fakal la moom. gis nañ léegi lamp yi foo romb su courant coupé ci kër yi sax tali yi day leer nañ suñu doom yi ñemewuñu leen woon a yónni te léegi foo leen yónni dañuy dem ndax dëkk baa ngi leer nañ ñun daal gëm nañ Fallou waaw ginnaaw yàlla daal ñu ngi si ginnaaw Fallou. maire yu bari liggéey nañu ak ñoom tamit mais bu fekkee dëgg rek moo tax ñuy wax El Hadji Fallou Sylla lii nga xamante ne def na ko Mbour
wax dëgg yàlla ñun de bi ñu juddee yàgg na yàggul mais si moom lañ ko gisee réalisation yi ci moom lañ ko gisee ci ay Fallou Sylla lañ ko gisee parce que ay benn tali moo fi nekkoon wala ñaari tali muy route nationale numéro 1 ak route de Kaolack ñun tali yooyu lañ fi xamoon mais defe naa tey Mbour ku si ne yow mii bi ngay ñëw fii defe naa ni xaw ngaa réer sax parce que ñun Guy Mouride li ñu doon dund mooy ci insécurité lañ nekkoon parce que man bi ma fiy tuux si am naa fi 5 ans xaw ma 6 ans mais amoon nañu problème mu lampe amul woon lampe barki dem mu Njaay la ñëw defal ñu pose première lancement wu ndox mi ba fépp fu ci Guy Mouride ba ci Espagne liñ naan daanu xalagu daju suuf mais tey fu bari ci Guy Mouride ba Espagne daanaka ndox bi dugg na fa. xam nga tey boo xoolee ñu naan def fi dara nit nag dañ naan li mu liggéey boo ko gis doo ko gis te séntu asamaan jarul buuxante ku ne gis na bañ nag day am maa gis lii gisuma ko day am mais li Fallou liggéey bu dëgg rek taxawee nañ ko waxte dee macha allah. final communal bu am day ñëw toog assisté di séddoog ñun bànneex beeg naqar yi coolu yombul gis maa gën a ndaw ci jeunesse bi nekk Daaru Salaam numéro am naa ko dama koy woo di ko jot lépp lu mu diggee woon ak ñun defal nañu ko. ginnaaw loolu collaboration bi nga xam ne am na ci diggante mairie bu Mbour ak ambassade Émirats Arabes Unis moo waral ñu tabax benn centre polyvalent boo xamante ni am na ay métiers yu bari yoo xamante ni xale yi dañ ko fi mën a jàng centre boobu nag jamono juñ toll nii daanaka pare na. centre bi nekk Falokh coopération ak naar yi moo ñu ko may. bi ñu ko mayee c'est un coût de 1,7 milliard à peu près 2 milliards centre bi enseignement technique la pour xale yi nga xamee ne bëgg nañ jàng métier il y a des corps de métier comme électricité mécanique tailleur am na yeneen série yoo xamee ne effectivement dinañ ko fi def. Ce qu'il faut retenir aussi mooy des professeurs de Dakar ak en relation ak ministère du enseignement technique ñoo fi war a ñëw pour di fi jàngale. jàpp nañu aussi ne centre boobu du uniquement pour waa Falokh mais c'est pour tout le département pour ne pas dire tout le Sénégal parce que département bi yëpp. kii bu mel noonu amu fi presque ab université la boo xamee ne amu fi ci département bi yëpp je peux dire même ci région bi yëpp. jamono ji ñu toll nii maire Mbour di El Hadji Fallou Sylla moom nag lancé na benn message di leeral li nga xamante ni mi ngi jëm ci wàllu ay réalisation waaye ci biir loolu aussi am na kàddu goo xamante ni lancé na ko Mbourwaay. non message bi lancé Mbourwaay xam nañu ko ñun daal tàmbali nañu liggéey boo xam ne ñoom ñëpp waa Mbour yëpp teg nañ ci seen bët te liggéey bi xaalis am na fi dañu koy àggali bu soobee yàlla ak yonent bi. li ci des nag mooy tey jii la xanaa nit ñi bëgg Mbour moo tax ku nekk jóg di laaj yor na xaalis boo xam ne kenn xamul fu mu jógee xaalis bu weex tal di wër di joxe mais xaalis boobu amul njariñ ndax xaalis boobu xaalisu gaz bi pétrole bi rek la da ngeen koy jël lekk ni mu leen waree moom kenn moomu ko bi ngeen fii laaj seen 400000 fii la ñu fekk 400000 yooyu lañ leen indilaat jël leen seen xaalis ngeen lekk ko su wote bi jotee ngeen woteel coalition bi ànd ak parti socialiste parce que ñoom ñoo fi liggéey dëkk bi ñoo fi nekk tey li ñu fi def yéen a ngi ciy teg seen bët te liggéey bi parewul 30 mètres boo gis ci dëkk bi danañ ko tali ndox mi danañ koy fu nekk lamp yi danañ ko dolli lii ñuy wax nii nag ay yëfu caaxaan la rek man mii di wax ak yow man maa jiite woon Benno Bokk Yaakaar ñu yaakaar ni bu ñu àndee mën nañ ma fay jële moo tax ñu dàq ma dañ maa dàq nangu naa koo wax parti socialiste nag laa àndal ak 20 partis yi nga xam ni depuis 2009 ñoo ànd di liggéey dëkk bi waaw masa nag ku ñëw nag léegi taxaw ne alors dëkk bi danañ fi def nangam mais li ñu leen fal yëpp lan lañ fi def lu mat juróom-ñaari kii ngi fi ay DG ak i PCA mais kenn mënta ñëw ne la lii maa ko fi def amul ñoom war nañoo sax di taxaw ci mbedd mi di wax ni lii ñoo ko fi def ak jàppale leen ñoo nangam population bi nag yeewu nañ ci loolu dañ leen déglu loo indi nag danañ ko jël parce que seen alal la mu jeex takk waaw vote bi jotee ñu voteel coalition parti socialiste. commune Mbour jamono ji ñu toll nii nag ñu ngi préparé yeneen i projet yoo xamante ni mi ngi jëm rek ngir gën a defar dëkk bi gën koo soqali ba maanaam rek jàppale askan wi. dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex
xel mi dem ci laxira de moo wóor